toftal fanweeri simili ci télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi dina bokk ci li ñuy waxtaane ci xibaar yi bateau Aline Sitoé Diatta bi dox diggante Ziguinchor ak Ndakaaru loole nag gannaaw génne ki nga xam ne rek mooy Ibrahima Gassama di journaliste ñëwoon ci sur li ñuy duppee surexploitation maanaam li ñuy jëfandikoo bu metti boobule bateau nag tax mu ne boo mooy sax dina am ay jafe-jafe ci loolu nag taxoon na bëri na ci woy jëfandikoo yi ñu gis ne rek foofu ñu taxaw seetlu ndaxte voyage bi jamono ji moom li ci seetlu mooy lu metti la ba tax na waa consortium sénégalais d'activité maritime ñu gën leen xam ci turu Kosama doon taseek journalistes yi tey rek ngir ñëwaat ci li nga xam ne mooy jafe-jafe yi ñooñee xam le nag mbiru climatisation lañ wante nag pièce bi nga xam ne dafa amoon a yàqu-yàqu commandé nañ ko Europe te fii ak i fan yu néew waaye semaine dina teew ngir ñu mën a wéyalaat liggéey bi ni mu waree ñu wax ci leneen jamono ji ci wàllu politique parti de l'unité africaine de rassemblement ñu gën ko xam ci biir ñooñ nag militants yi féete fële ca tugal rawatina fi nga xam ne mooy Paris ñoom dañu gis ne rek kii di Cheikh Issa Sall nekkul seen candidat ngir loolee gën a mucc ayib nag foofu ñu amal li ñu duppee congrès bu ko defee rek ñu mën a valider li nga xam ne mooy candidature am ci jamono jooju nag kii di Cheikh Hadjibou Soumaré nekkoon fi premier ministre di wax ci li nga xam ne noonu la gisee ni nguuru Macky Sall yore lépp lu aju ci wàllu koom ci réew mi mu ne nag boo moyul dinañ am ay jafe-jafe lu aju ci wàllu finance publique ba tax na rek muy sàkku ci kilifa yi ñu xoolaat doxalin bi journée internationale di bés bi ñu jagleel wàllu dénk wala épargne fii ci àdduna bi fii ci Sénégal nag li ñu bëgg rek mooy fexe ba soppi bu baax a baax lépp lu ci aju ci loolu nag dañu gis ne rek bëri na ay rëq-rëq foofee nag ca diwaanu Saint-Louis moom bu ñu gisee ne ñenn ñi dañu tàmmu di dem ci kër yi nga xam ne ñooy banques yeeg leneen ñeneen ñi moom dañuy sóobu ci wàllu tontine ak leneen ñoon ñi sax am na ñoo xam ne dañuy dem ci grossiste yi ngir mën a denc seen xaalis coow li juddu gannaaw indemnité logement loolee nag enseignants yi gis na am na lu ci laxasu ndaxte gisuñu ci seen bopp jamono ji nga xam ne jot nañ ko fay ci loole nag ñi nga xam ne rek ñoo yor direction de la solde ñëw indi ci ab leeral ñu gis ne rek képp kuy fonctionnaire indemnité bu ñu la mën a baaxee rek faw ñu gën ci lépp lu aju ci wàllu impôt mbokk yi loolu moo fi gënoon fës ci xibaar yi boo leen taxeerlu tuuti ñu faram fàcce. asalaamaaleykum mbokk yi dalee na jàmm ci xibaaru marax yi niñ ko waxee woon bateau Aline Sitoé Diatta jamono ji am kàddu yu jógoon rek di ñaawlu li nga xam ne noonu lañ ko yore ba tax na ñenn ci way jëfandikoo yi ni gis ne jamono ji voyage bi dafa xawoon metti loolu ci loolu rek ngir indi ci ab leeral ñi nga xam ne ñooy waa Kosama amul nañ ndaje ak taskatu xibaar yi ñëwaat ci li war a indi rëq-rëq yi ci loolu nag ñu ngi ñaax askan wi ñu taaxirlu tuuti fii ak semaine yu yees li nga xam ne moo waral gàllankoor bi dinañ ko soppi ba dem ba dëkk ba ci diwaanu Ziguinchor jàpp Ndakaaru gën a yemb kii di Maimouna Ndiaye teewoon na ci conférence de presse bi àndi ci ak Pape Sangone Mbaye ñu aartooti jëmale ci gaal goo xam ni ñu ne lépp yembul ngir nit ñi mën cee dem ak dikk navire bi di Aline Sitoé Diatta ki ko xamle mooy taskatu xibaar bi ñu duppee Ibrahima Gassama féete fële ca Ziguinchor moom li mu xamle rek mooy ci wàllu technique bi am na lu bari lu des ñi nga xam ni ñoo yoral liggéey bi di Kosama nee nañu loole lépp amul li am kay mooy climatisation bi moo am ay jafe-jafe. pièce bi yàqu dafa bokk ci pièce yoo xam ni nekkul ni dañ koy am en stock. léegi nag comme mbirum jënd ak jaay bi léegi melut ni bu njëkk ni meloon nga xam ne loo bëgg rek da ngay dem jëndi li ñuy wax ci tubaab di wax flux tendu moo am loolu moo tax pièce bi nag yàlla def bi mu yàqoo bi ñu wootee laajte pièces yi mënoo ko am fii Sénégal Europe nga ko mën a am wala Amérique yàgg na def nañu commande bi yàgg na léegi nag bon kañ lay ñëw si ñaari semaines yi suñu dawee ba bato bi dem ba taxaw ñu def réparé ko dina am. ci wàllu kaaraange bi ci biir bato bi ñu ne anam yëpp sàmmonte nañu ak moom. Germanischer Lloyd mooy kuréelu allemand yi ñoom ñooy ñëw saytu gaal bi saytu ñu fi liggéey xool ni ñu koy doxalee management bi jaat ñu jox ay këyit yuy firnde ni gaal bi de lépp loo xam ne yoon mi ngi koy laajte waaye ñoom tam allemand yi bëgg nañ ko ci ay gaal mi ngi ci ñun ñii suñu biir fii dañu am aussi ay auditeurs internes yoo xam ne loolu moo seen liggéey. du xool nañu defee ba kaaraange gaal gi en tout cas ni toll ci fa mu toll.
calendrier bi ñuy amalee saytu yi nga xam ni dinañ ko def ci navire boobu ñu duppee Aline Sitoé Diatta ak lépp loo xam ni laalee na ak kaaraange gi ngir nit ñi seen xel mën a dal waa Cosama nee nañu ñi ngi dig daje askan wi 2 fukki fan ci weeru novembre bu ko defee dinañu defaat beneen rapport boo xam ni auditeurs yi nga xam ni ñoo féetee ci mim réew dinañu daje ak waa réewu Allemagne xoolaat bu baax anam yi ñuy amalee dem gi dikk bi ci Aline Sitoé Diatta. Maimouna Ndiaye dañuy desandeek bateau Aline Sitoé Diatta boobu way jëfandikoo yi bëri na ñoo xam ne rek dañuy ñaawlu li nga xam ne ci condition yooyee lañ doon voyager ñu gis ne rek jamono joojee sax da doon tàng lool métti trop laata ñu yëg ci fi nga xamante ne mooy Ndakaaru ba tax ñu sàkku ci kilifa yi yor bateau boobee ñu def seen kem kattan ngir soppi li nga xamante ne rek mooy nekkin bi ci biir bateau bi Boubacar Diassi àndi ci ak Lamine Mandiang. ñu tukkee ci biir bateau Aline Sitoé Diatta daanaka neexatul léegi képp kuy passager ba ñu génnee gare maritime bu Ziguinchor passager yi di ñaawlu. bateau bi tàng na trop ci li muy doxul parce que ñëpp ñu nekk ci biir cabine yi sax dañoo tëdd ubbi seen bunt ay poubelle la ñu jël ñu kale bunt bi parce que bunt bi soo ko bàyyee day rës léegi noonu dañu fanaanee ubbi bunt bi quoi mais bon bateau bi moom tàng na jër clim bi doxul même suy dox mais c'est à faible intensité lay doxee quoi sérieusement. am na ñu bëri ñu ko doon kaas parce que même fan itam maa ngi ko doon kii si YouTube bi am ñoo xam ne ñu ngi doon kaas naan bateau bi kii bon normalement war nañ ko defar parce que jënd di ngay gis ñoo xam ne tey jii comme par exemple maa ngi ànd ak ay tubaab ñu ngi jënd billet cabine mais après da ngay gis ni ñoo xam ne dañuy mujj génn cabine yi dem tëdd ci biti parce que am tàngoor bu fa nekk. suñu sukkandikoo ci seen i wax équipage bi jox leen benn xibaar ci li ni mel. non waxuñu kenn dara ils n'ont rien dit waxuñu kenn dara parce que démb on a quitté tardivement aussi. 21h dañu quitté Dakar ñu ne parce que bateau bi dafa demoon jël gasoil mu guddee foofu donc voilà noonu dañu débarqué à 21h ñu yéeg. suuxu bateau Joola mu ngi wéy di nekk ci xel passager bii di utiliser ligne maritime Dakar Ziguinchor moo tax mu ñaan li ni mel. man kay Sénégal yëpp lay ñaan ñu xool bu baax lu ñuy defaat ñu vigilant parce que bateau bi du bateau Ziguinchor du bateau Dakar bateau Sénégal yëpp la bateau adduna bi yëpp jarul sax ma wax lu xewoon fii ñëpp xamoon nañ ko mais bii je crois que vraiment dinañ ci jóg quoi vraiment loolu la ñuy ñaan nit ñi ñu jàpp ci. ndax affaire yi mu bañ a amat. ñun ñii jéem nañu taataan explication ñu yor bateau bii waaye jotuñu am boobule autorisation. ñu wax ci wàllu njàngal mi ak ndàmpaay ñi ñu jagleloon ñëpp ñuy yëngu ci wàllu éducation loole nag gis nañ ne jamono ji bëri na ñuy ñaawlu ni ñu ko gisee rawatina waa SAEMS ñu ne gisuñu benn yoon seen bopp ci li nga xamante ne rek mooy yooyu les indemnités yi ñu teewlu ci seen kilifa gi di Sawru Sène ci micro Dissa Prera. que fin octobre indemnité logement jàngalekat yi dina jóge 60 000 dem 75 000 loolu moom boo jëlee sa bulletin de salaire di nga ko gis donc mën nañu wax ni dugg na mais le problème nag bi nga xam ne moo ñu arrivé mooy que kenn ci ñun mënul wax ni sentir na augmentation ci salaire am comme nag ñun dañ doon xaar augmentation ci suñuy salaire gisuñu ko am na ay questions yu ñuy posé wu. man nag nekkuma spécialiste fiscalité wala yeneen mais li ma wër te wër mooy y a un problème parce que nag ki nga xam ne salaire am dafa toll woon à un niveau X mu xaar augmentation 15 000 francs mu ñëw non seulement gisul augmentation boobu mu matérialiser wu ci salaire am mais mieux am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy gis ni salaire bi dafa baissé bu dee loolu système d'imposition bi la système boobu il faut ñu xoolaat ko parce que nag encore une fois de plus man de personnellement je dis que nekkuma spécialiste fiscalité mais li ma constaté mooy effectivement 15 000 francs yi ñu waxoon def nañ ko ci salaire bi mais kenn sentiru ko ci salaire am au contraire d'ailleurs am na ñu bëri ñoo xam ne sax seen salaire dafa baissé donc yooyu mooy li xew bu ñu toogee nag ak gouvernement au Sénégal je crois qu'il faut que ñu waxante ko parce que loolu joxe na impression joxe ci loxo bi jëlewaat ci beneen loxo bi. 15 000 francs yi ñu ci yokkoon kenn sentiru ko ci salaire bi loole nag mu mel ni directeur de la solde andi na ci ab tontu kii di Charles-Émile Abdou Ciss Nam gis na ne képp kuy fonctionnaire ndàmpaay bu mën a am waa impôt foofu ñu am luñ ci cof di sa préra teewul ko. nguur gi dal dinay fay fin octobre bi indemnité de logement yi nga xam ne moom la ameloon enseignants yi. di confirmer rek comme ni ma ko waxee. ci wàllu accord yi ba ñu signé accord entre gouvernement sénégalais ak les syndicats d'enseignants amoon na benn poñ bu am solo poñ boo xam ne ci wàllu yokkum indemnité de logement la woon
aide de logement boobu daal di jógee 60 000 dem ba 100 000 di wax ne tamit indemnité bi niñ ko prévoir ci yokkutam dañu ne fin octobre weer bi dewee octobre dinañ ci yokk 15 000. jëlee ko 60 000 francs indemnité de logement bi jàll na ba 75 000 francs fii ak ñaari weer dinañ ci yokk 10 000 francs janvier 2019 moom dinañ ci yokk 15 000 francs lépp nag boo ko boolee muy 100 000 francs waaye directeur de la solde di indi ay leeral ci lu ni mel. di wax ne it coow li bari na parce que indemnité boobu dafa nekk indemnité boo xam ne dañ koy imposer damay dégg ñu bari di wax naan indemnité bi amul impôt. waaye dama leen di fàttali ne code général des impôts amul fenn fu ñu bind ne indemnité boobu waruñu ko imposer donc boo ko defee ci salaire bi du nekk loo xam ne rubrique bu bees la ñëw 15 000 ñu teg ko ci salaire bi dafay ñëw dugg ci 60 000 yi mu nekk 75 000. si wàllu impôt yooyu sax Charles Émile Ciss di xam ne ci loi Sénégal fonctionnaire bi ëpp lu muy fayeku moom tamit mu ëpp lu muy fay ci ay impôt ñëpp xam imposable di wax ne it am na ñoo xam ne yëg nañu yokkute bi ñi nga xam ne dañ leen di doog recruter ak ñoo xam ne tamit ci wàllu part fiscale dañoo yor njaboot boo xam ne état daf leen di assister ci wàllu fiscalité. directeur de la solde di fàttali ne bu weesoo indemnité de logement yi nga xam ne moom la état bi engagé wu ci fay ko rappel yi nga xam ne moom la ñu ameloon enseignants yi année bi état bi mobilisé na lu toll ci 50 milliards lépp rek ngir fay enseignants yi. ñu wax ci wàllu koom ak bés bi ñu jagle lépp lu aju ci wàllu épargne wala denc xaalis fii ci Sénégal màggal nañ ko loole nag ñu gis ne rek bëri nay jafe-jafe wante bëri nay loo xamante ne tamit mën na may askan bi ñu denc seeni koppar ñu teewlu kenn ci ñoom di Famara Cissé mooy président association des clients et sociétaires des institutions financières mu ñëw rek ci li nga xamante ne mooy fànn yi nga mën a denc sa xaalis. xeetu épargne yi ñu am bëri na mën nga denc xaalis ci sa banque mën nga denc xaalis ci sa mutuelle mën nga denc xaalis ci compagnie d'assurance bi am na ñoo xam ne seen xaalis dañ koy denc ci tontini mooy natt yi te dafa bëri façon natt am na natt boo xam ne weer bu nekk kenn teggi am na natt boo xam ne bëccëg juróom la loolu yëpp ay forme d'épargne la bëri na mais ñun buñ ci gën a yee ñaax askan bi mooy nañuy épargner seen xaalis ci banques yi ak ci institution de microfinance yi ak ci assurance yi parce que boo xoolee bu njëkk ba tontine moo amoon jigéen ñi moom lañ doon def di denc seen xaalis mais gis nga ni état yi dañoo créer institution de microfinance pour institutionnaliser loolu ñu doon def noonu bu ko defee état bi mën a am contrôle ci xaalisu askan bi. dañu desandeek wàllu xaalis ak ni ñu koy dencee loole nag ñu gis ne fii ci Sénégal taux de bancarisation bëri na ñu koy rafetlu terewul nag askan wi ñu bëri ñoom yeneen xeetu denc la ñuy faral di def ba tax na jamono ji ñëpp ñi ci liggéey dañuy def seen kem kàttan ngir ñaax askan wi ñuy faral di dem ci kër yooyu ñu denc leen seen xaalis Kumba Amadou Lo andi ci ak Thierno Laurent Mendy. denc ay koppar ci ay këru dencukaay doonoon lu jafe gannaaw ab taxaw seetlu askan wi daal nañ leen di jublu. li waral ñu doon denc xaalis yi ci kër yi c'est parce que defe naa ni ci jamono banques yi fi nekkoon bëriwul woon te banques yi fi nekkoon yëpp boo xoolee ba xool dañu concentré wu woon au niveau de Dakar centre ville léegi ci biir loolu la ay institutions yu bees juddu nekk ci wàllum microfinance wàllum système financier décentralisé gën a ubbi ay agence gën a jege ay population au-delà de Dakar ñu nekk ci région yëpp pour jege population yi pour di leen sensibiliser di communiquer ak ñoom di waxtaan ak ñoom ci danger yi nekk ci denc xaalis seen biir kër. ci loolee yenn ci ay clients tële li nga xamante ni moo di fay bor bi bokk ci li leen di jural ay jafe-jafe. ñun suñu mission maanaam moo di collecter épargne ba pare joxe crédit financer économie bi ci biir financement boobu du ñàkk ñu am ay jafe-jafe pour ci remboursement bi. maintenant suñu stratégie également c'est d'éviter autant que faire se peut di dem ci wàllum yoon def ay pratiques yu yàgg yi def ay photos yooyu amul dañuy gën a ñëw pour professionnaliser secteur bi di waxtaan ak clients yi di leen sensibiliser
dina wax ni que bor moom atte bor fay. naam ñenn ci askan wi ñoo ngi dénkaani seen di koppar ci lim boo xam ne taxu koo bari ba tax na ñi la di woolu ñi nga xam ne ñoo ngi ci secteur informel bi. dafa am ay danger yu nekk ci thésaurisation wax nga sànq waxu tontine gis nañ fi problème yu bëri yu famille di am ci wàllu tontine yi tantôt ki jël tontine bi jël na xaalis bi daw na wala am na ay sàcc yu jël xaalis bi yóbbu donc yooyu ay difficultés yu ñuy vivre la donc du coup da leen di ñaax ñu bàyyi thésauriser di bàyyi denc xaalis bàyyi tontine yi di gën a jege institutions financières yi pour seen xaalis gën a am sécurité pour que ëllëg aussi su ñu amee ay besoins ñu mën leen accompagner ci ay anam yu mucc ayib. denc ak investir xaalis bokk ci liy ñoŋal koom-koom ba tax na ñii di yëngu ci wàll wi di sàkku ci askan wi ñu dindi la woon maanaam dencum gafaka tey dem ci bërëbu dencukaay yi. Kumba Amad Lo ñu dem ba ca diwaanu Ndar foofee nag seetlu bi mooy ci askan wi bu amee ñoo xam ne dañuy dem ci kër yi ñu taxawal ngir ñu mën leen dencal xaalis ñeneen ñi moom ci ay tontine la ñuy sóobu ñeneen ñi nag dañuy dem rek ci commerçant yu mag yi bu ko defee ñu jox leen seen koppar ñu dencal leen ko Ousseynou Diop andi ci ak Habib Sy. journée internationale d'épargne ñu koy amal ci bisuk àllarba bi yamoo ko fanweeri fan ak benn ci weeru octobre mu mel ne nag ñi nga xamante ne ay salarié lañ ñu ci bare ci ñoom ñu ngay rënk seen i koppar ngir weer bi bu deewee ñoom loo xamante ni dañ koy denc ndax géej bokk ci dëkk yi nga xamante ni neex na lool nga fay def lii di épargne ndaxte dem beeg dikk bi jafewul dund bi itam naka noonu. en effet loolu moom ci mën naa ci région yëpp dañu am sans xalaat ni coût de la vie bi fii la wàññeekoo. parce que boo xoolee transport bi léegi 100 francs rek laa fay bi may ñëw bu doon Dakar la sur une distance comme ça xëy naa fay 500 francs donc boo amee tuuti vie sobre mën nga am loo denc loo xam ne ëllëg bu la soxla bettee di nga mën a faj say soxla. ñu ci bare ci ñi nga xamante ni daje nañu ak ñoom la ñu xamle mooy seeni salaire daañu ci denc lu mu gën a tuuti téeméer boo jël fukk ya ngir njaboot gi waaye tamit yenn soxla yi nga xamante ni dafa ni këtt ni jonn. waaw li may denc par weer bi souvent rek au moins 5% wala 10% si sama salaire naa si faral di denc en général waaw pour sóoraale lu ñëwagul rek daal en général waaw loolu rek lay faral di def la. bu fekkee ni sax jamono bi denc ay koppar doon na loo xamante ni lu jafe la ñi le ñoom ñu ngay jéem seen kéemtalaay kattan ngir weer wu ne ñu mën a am lu ñu denc. di si jàppale nit famille bi ñëpp xam nga Sénégal moom ni mu mel boo nekkee ci famille di liggéey waaw du pour yow rek quoi. pour yow ak say mbokk ak say jarbaat ko mën a jàppale rek ki nga xam ne toll na si jàng wala leneen wala soutien de famille ak yooyu yëpp mi ngi ci. lu am solo la lu nit war a def la ndax su fekkente da nga am ay responsabilité ëllëg il faut que nga prévoir ko te prévoir c'est épargner d'une manière générale même si c'est pas l'argent qu'on épargne di nga épargner soxla. wóolu rek boo xam ne ku wóor la moom lay dénk mu dima téye sama alal fu ma ko soxlaa mu jox ma ko ba keroog ba may dem màgg dama ne ko damaa bëgg a dem màgg mënu ma am problème mu jox ma xaalis bépp 7 millions yi dama fa bàyyi woon ma daal di koy jël daal di dem Dakar dem waajaa ci màgg daal. kon yow xamoo ay dem banque yooyu. déedéet xaw ma ko. ak journée internationale bi nga xamante ni jëmale nañ ko ci épargne amal ko ci bisuk àllarba bi ñu ci bare nag bàyyiwuñ ci xel doomu Ndar yi nag fësal ni lile war na doon loo xamante ni ñëpp dañ koy def ndaxte soxla day bette. Cheikh Hadjibou Soumaré bokk ci mbëri samp seen dënd ngir mën a bokk ci élection yu 2019 foofee ca diwaanu Tëngéej la demoon ngir jël li nga xamante ne rek moom lañ ko baaxee ci wàllu signature yu koy may mu mën a bokk ci jongante bi bu sukkandiku ci loolu nag ngir ñëwaat rek te ni mu gisee ne nguuru Sénégal noonu la yore lépp lu aju ci wàllu koom fii ci suñu réew mu gis ne boo mooy lekk gouvernement bu Macky Sall moom dinañ am problème ci wàllu finance publique ba tax na mu leen di woo ñu xoolaat mbir mi bu baax a baax ñu teewlu ko ci micro Seynou Thiam. sunu économie am na problème dañ ma ne problème mu trésorerie la oui problème mu trésorerie la mais problème budgétaire la bu njëkk d'abord parce que économie moom boo ko tegee lu mu àttanul rek ala kulli alin il faut que mu waxtu il faut que mu wax boppam ne il faut que mu yëngatu pour nit ñi yëg ne am na problème. alors soo defee maintenant say prévision budgétaire mu war a nekk lii nga teg ci loo xam ne attanu ko soo demee ba ci exécution ba forcément da nga am problème loolu mooy problème yi ñuy dab. lu ci solution bi mooy gestion d'abord vertueuse nga def sa économie nga def say prévision nga xam ne prévision yi lii la lay jox nga respecté loolu. bëgg naa def suma terre bëgg naa def lale nga def yëpp. ne nag léegi lan ma koy financé ñu ne la économie bi lii la mën a génne nga ne bon bu dee lii la mën a génne man sësaat naa ci lii boo ko defee li ngay def mooy wuti bor. amaana ñu lebal la amaana duñ la lebal buñ la lebalul lépp li ngay def mooy leb say fonctionnaire
wala nga leb ñi nga xam ne ñoo yore sa économie réew. ñu desandeek wàllu politique dem ba ci diwaanu Paris foofee nag parti bi du PUR di parti de l'unité et du rassemblement mënees nañu wax ne ñu fa féete bokkuñu kàddu li ko waral ñoom dañu gis ne rek kii di seen njiit di Cheikh Issa Sall moom nekkatul seen kàngam wala sax seen candidat kii leen di teewal foofee ci élection présidentielle yi liñ ci bëgg rek mooy ñu amal ab congrès bu leen di may ñu tànn ki nga xam ne moo nar a doon seen mbër ñu teewlu kenn ci ñoom di Cheikh Tidiane Youm ci micro Ibrahima Camara. militant yu PUR yi ne Paris daal dinañu andi ay leeral si ne Cheikh Issa Sall nekkagul seen candidat ndaxte faw ñu sàmmante ak charte yu tënk seen parti boobule di PUR. Actuellement le PUR amagul candidat li nga xamante ni mooy statut yi tëral ni parti bi war a doxee jaaraguñ ci pour mën a wax ni am nañ un candidat. sàmmonte ak charte parti bi ngir ki leen di jiite dëppoo ak yoon mooy seen bëbët. Le message est très clair, hein? El Hadji Issa Sall n'est pas encore le candidat élu du parti PUR. Donc loolu foog mu leer Serigne Moustapha Sy en 2000 quand il avait présenté sa candidature aux élections présidentielles c'était à l'issue d'un congrès démocratique. Donc même président du parti mooy jaar ci congrès pour présenter candidature am donc keneen du mat a wax. doxalinu woy politique yu Sénégal si guddi yu ñu toll war naa naax saay nag si seeni kàddu. te parti askan moo ko moom parti nit du ko moom askan bi yëpp ñoo ciy bokk parce que loolu la ñuy déclarer bu ñuy dem pour ñu permettre ñu autoriser ñu rassembler wu donc askan bi yëpp a ko moom ki nga xamante ni carte membre rek la ci am ak fu mu mën a dëkk da ci am àq. laata ñuy amal ndaje mi ni mel ak taskatu xibaar yi ay bataaxal daal nañ koy bindoon ngir seen kilifa yi jiite parti ba sa Ndakaaru addu si mbir mi ni mel la waaye furaas xëddeem mu des nag ni ba ñu toog waxtaan ak seen kilifa yooyee ngir ñu ŋànk parti bi sàmmonte ak ay chartam ya ko tënk. ak salaam ak kaaraange loolu mooy mébétu forum de Dakar forum international de Dakar ñoo aju ko ci juróom fi fan ci weeru novembre jàpp juróom-benni fan fii ci Ndakaaru loolu nag dina leen may ñu xeex lépp lu aju ci yenn ñaawteef yi ñuy gis sàmm tamit lépp lu aju ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama loolu nag amal nañu ab conférence tey waxtaan ak taskatu xibaar yi ngir di wax ak ñoom rek niñ fas yéene taxawee atum ren ji loole nag ki nga xam ne mooy président commission scientifique bu forum international de Dakar di général Paul Ndiaye ñëwaat nañ ci équipe. maanaam lépp loo xam ne solal na nit ci wàllu sécurité et wàllu développement moom la ñuy jéem a xool ci suñu biir ñun ñi nga xam ne ñooy expert ci défense ak sécurité ci fànn yooyu moom li ma doon expliquer ci tubaab sànq ñetti bloc lañu am benn bloc bi jiitu mooy li ñuy wax suñu ren lu bees walla lu yees ci li ñuy def ci forumu ren bi maanaam dugal li nga xam ne mooy respect droits humains ci li nga xam ne moom mooy défense ak. général Paul Ndiaye nekkoon donc ci micro Aïssatou Gueye Ba lu ñu wax ci leneen mbiru wérgu yaram rawatina li nga xam ne moo aju ci wàllu xeex cancer col de l'utérus loole nag dinañ ubbi li nga xam ne man campagne bi juróom-benni fan ci weeru novembre loole nag kilifa yi amal nañ xeetu tàggatu fële ca hôpital Philippe Maguilène Senghor ngir gën a dooleel ñi nga xam ne rek. ñoo war a ñàkk xale yi ñooñee nag am juróom-ñeenti weer wala sax juróom-ñeenti at ñoom lañ ko jagleel ñu teewlu Cheikh Diop ci liggéey bi ànd ci ak Thierno Laurent Mendy. ñi lay nekk ci li nga xam ne moom moo di formation ñi lay di yëngu ci wàllu ko docteur di waajal campagne de vaccination bi nga xam ne moom lañ nar a amal lii nar a xeex li nga xam ne moom moo di cancer du col de l'utérus te ñu jàpp ko. ci talaata bi ñu dëgmal. vaccin yooyu yëpp ñëw na peut-être avec fête yeeg Touba yi bi noonu mooy ñu xawoon lii tuuti moo tax ñu léegi ñu tàggat leen comme ça au sortir de cette formation rek ñoom mun nañ commencer vaccin. ñi lee di yëngu ci wàllu kër docteur fas yéene dem ci gox-goxaan yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci réew bu Sénégal ngir daal di vacciner xale yu jigéen yi nga xam ne
am nañ ci lu tollook juróom-ñeenti at. lu mu gën a bare ñu ngi ci école élémentaire yi daara yi mais am na tam xale yu nga xam ne elles seront dans la communauté foofu ñun suñuy acteurs communautaires yi ñoo ñuy dem jàppale pour ñu recenser leen génne leen. ci loolee nag ñu àddu ci nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ngir rek ñu gën a farataal wàllu wi ni mel. xam nga xale yi lu ñu am ñun amuñu ko au moins ñun au temps fi mu nekk temps dépistage rek la ñu mën a def ak traiter s'il le faut mais xale yi au moins il y a la prévention te prévention boobu mooy vaccin bi kon yaay yi nañ ñu jàppale rek jàppale ñu suñu doom yi ñu vacciner xale yi. seen bëgg-bëgg lenn képp la moom moo di xeex li nga xam ne moom moo di cancer du col de l'utérus ñi lee di xam le ne nañ daal di amal li nga xam ne moom moo di campagne bi ci ay anam yu yaatu. mbokk yi looloon moo gënoon fës ci xibaaru marax yi ñu leen di jaajëfal ci teewlu beeg safo bi ci kanam tuuti Sara Cissé dina fi teew tënkal leen xibaar yi ci nasaraan jërë ngeen jëf.